Maodo Singi féeru feeñoo Cheikhul Hadj Abdou féeru feeñoo Tiwaawan Maodo Singi féeru feeñoo Cheikhul Hadj Habib féeru feeñoo Tiwaawan Maodo Singi féeru feeñoo borom daara jàngi féeru feeñoo Tiwaawan Maodo Singi féeru feeñoo Serigne Cheikh Tidiane Sy féeru feeñoo Tiwaawan Maodo Singi féeru feeñoo mbooloo mi yaa ngi leen di nuyu leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ñu am sant yàlla d'abord bi ñu mayee ñu teewaat ren daaw nege ni daaw ñu ngi woon fii doon préparé gàmmu gi ren aussi yàlla def ñu fekkewaat ko yaakaar naa ne exercice bi ñuy def léegi tàmm nañ ko xanaa dañu lay jox kàddu gi nga ñaanal mbooloo mi ñaan ci ndaje mi ñu def ko ci jàmm buñ ci paree ñu jox comme niñ ko faral defee gouverneur puisque avant rencontre bii di am na yeneen réunion yu ko jiitu mu wax ci point bu ci ne fu mu ci toll service administration yi yëpp a ngi fi ku ci am lu mu ci yokk mu yokk ko ci seen wàll aussi ñi nga xam ne ñi ñooy toppatoo organisation gàmm bi buñ ci amee observation yaakaar naa daal ne buñ fi jógee point yëpp war nañ ko mën a aborder bu ci am difficulté ñu trouver ci solution maintenant bu fekkente ne xaj na ci normalement dana ci xaj ñu defaat beneen réunion d'évaluation avant ñu yegg ci gàmm gi certainement fële ci Tivaouane jërëjëf. asalaamaaleykum mbokk yi fi teew ñoo ngi leen di nuyu di jiital ci nuyoo bi le ministre de l'Intérieur ak ñi topp ci gannaawam di ko jàppale di nuyu itam kilifa yi toog di Sidi Ahmed Dabakh fa tabarakallahu dafa mel ni le ministre de l'Intérieur wax na sant yàlla ci may gi mënu may ñu teewe ren ni nu ko teewe woon daaw waaye ñu ñaan ko it mu mayaat na ñu teewe at yu bari mu di loo xam ni delloo ko cëram la moom borom bi ndax moo mën a maye dund te loolu ki ko gënoon a xam moo di Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom mi daan def ba lay tëdd wax yàlla ni ko maa ngi lay ñaan nga may ma yeewoog bakkan bu xëyee suba ba sëpp tànkam wax yàlla ni ko maa ngi lay ñaan nga may ma yendoog bakkan ndax tëdd nelaw yeewu dinga ko miin ba defe ni ci yow la dépendre waaye yàlla ku mu yeewul nga jaare fa moo tax mu ko daan ñaan ñuy ñaan yàlla may nu gudd fan ndax Cheikh El Hadj Malick radiallahu taala anhu daan na wax ni ragal yàlla du tax mu ñaan gàtt fan bu sañoon dafay gudd fan lool di jaamu yàlla di nangu waaye lu yàlla dogal ci moom it mu nangu ko ndax nangu dogalu yàlla ci jaamu yàlla la bokk tax na ñuy ñaan yàlla ci mbaaxam ak kàttanam ak mën-mënam yàlla may nu ñu yàgg koo seq ak yéen tabarakallahu fii barabu ñaanukaay la waaw ndax fi la Cheikh El Hadj Malick dëkkoon
waaw fii ci ministère de l'intérieur baraagam ba bañ koy dajji di ko yóbbu Médina magi lébu yi dañu wax ni bu ñu ko dajji nañ ko sempi dindi wunu tuile yi ci kaw dañu sempi baraag bi di sikkar wuti corniche bi wuti Médina magi lébu yi ko xam yépp galan bu bant bu wodd ci baraag bi ñu for ko def ko galan pour takk ko ndax li mu fi liggéey ci digganteem ak boroomam ba tax na tabarakallahu barabu ñaanukaay la man damay wax ni bu ma rombee ministère de l'intérieur ma ni c'est le cerveau de l'État loolu la yàlla dogal kon leer yooyu ak ñaan yi yal na yàlla taas nu ji ci biir ak ci biti tabarakallahu moom mbir la moo xam ni yàgg nañ ko seq ak yéen te mooy rek lu jëm ci wàllu gàmmu gi ñu seet nañu ci tërale ak collaboration ni ñuy collaborer ak yéen te tabarakallahu ñu déglu rek directive yi nga xam ne kii mu nekk ci loxoom di le ministre de l'intérieur yàlla def na muy di ko def ak yéene yéen ñi ko ci jàppale ngeen di ko def ak yéene kon yàlla mi am pay yàlla na leen ko fekk asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh fatiha bu sell fatiha bu sellul amul waaw mbaal ma rek ma nettali lu tuuti luñ ma gàgganti bërki démb bi pèlerin yi di ñëw jóge Màkka dañ ma indi benn kaamil bu rafet bu ñu liggéey boo xam ni dañ ko dugal ci boîte bu xaw mel ni or fekk maa ngi toog ak sama soxna ma ni ko kaamil bi dafa rafet mu gàgganti ma wax ma ni kaamil bu ñaaw amul man confection laa waxe moom mu waxe contenu waaye kaamil bu ñaaw amul tabarakallahu ndax fi mu jóge ba tax na ñu ñaan jàng fatiha bu sell jàng falaq ak naas jàng kursi jàng laqad jaakum jàng salatul fatiha bismillah jërëjëf sëñ bi kon xanaa ñu dugg ci waxtaan bi ñu jox parole bi le gouverneur de la région de Thiès, gouverneur Amadou Sy. Gouverneur, vous avez la parole. Merci monsieur le ministre de l'Intérieur. Donc ñu ngi ko waxee ci seen institution def nañu déjà benn CDD foofu si Tivaouane ñu jóge fa ñëw def benn CRD depuis le 11 octobre foofu si Thiès ak comité d'organisation ñu tënk si li nga xam ne moom moo nekk si document bi ñu distribué ñu fi nekk ñu am ko pour l'essentiel damay insister ne mboolem seen li ñu njëkkoon tënk li si gën a bëri am nañ yaakaar ne déggoo nañ si am na quelques points yoo xam ne peut-être desandi na pour nga li si nga jàppale comme ñu ko baaxoo defee. seen mooy seen njaboot yi seen taxawaay ak seen jàppale donc leen gouverneur ak ci préfet vraiment di leen seen parcours seen taxawaay ak vraiment seen engagement ak seen yéwén a liggéey loolu nag dañ ci yóbbaale l'ensemble des directeurs de service ak maire yi ñuy def CRD bi presque 7 heures de temps la durée d'horloge bi ñuy def CRD bi 4 heures de temps waruñu woon ñëwaat fii sax bi toogaat 1 heure de temps vraiment la ñu liggéey baax na xam nañ ne la ñu liggéey baax na donc bu liggéey bi yombee yàlla ak ñoom ñii la vraiment seen taxawaay ak seen jàppale ñu di ko seetee kilifa yi vraiment ñu ngi dem si suñu wàll ñu di leen remercier di leen bal wax ñu leen ñemeñ dañuy ñemeñal seen bopp ba lu nekk ñu si balaa ñu ko laaj ñu sax ñu posé problème yi nga xam ne mooy di am loolu mënul woon ñàkk pour comité d'organisation vraiment ñu seede leen loolu di leen remercier bu baax yàlla yàlla baax seen liggéey merci beaucoup xanaa ma
def résumé rek après ñu wax sëriñ bi mu ñaan. D'abord ñu ngi rafetlu ni nga xamee ni bi moom la ñu tenir réunion bi depuis le Magal bi mooy rencontre bi ñu njëkk a def ak tous les services. J'en profite quand même pour féliciter tous les services ci seen intervention ci Magal bi. On avait beaucoup d'inquiétudes à l'arrivée, je ne dirais pas zéro faute, mais ça s'est bien passé. Donc service bu ci nekk joué na sa partition et le même dispositif tàmm nañ ko si on l'applique également à Tivaouane ni ñuy def déroulé réunion bi déjà wane na ko yaakaar naa ne doom benn jafe-jafe wala boog jafe-jafe yoo xam ne naturellement danañ ko mën a accepter parce que ñun ñëpp dañuy bëgg bu ñu demee màkk am fa ay jafe-jafe donc naturellement bu ñu demee Tivaouane wala Touba également ci événement yu mel nii war fa mën a gis ay jafe-jafe parce que fu mbooloo mënu toll bëgg a daje ci diir bu gàtt naturellement mënuñ fa fekk les conditions d'un hôtel 4 étoiles wala 3 étoiles il faut ñuy nangu que ne boo demee ci environnement yu mel noonu léeg-léeg mu xaw a am ay jafe-jafe du ñàkk sax bokk na ci li tax ñu am lañ fay jëlee muy tuyaaba ju doy kon sëriñ bi ñoo ngi rafetlu en tout cas jotaay bi di wax ne ci rubrique yëpp benn bu ci nekk service yi indi nañ ci en tout cas question yoo xam ne yi pour l'essentiel dina satisfaire li nga xam ne lii mooy comité d'organisation muy ci wàllu wér-gu-yaram ci wàllu hygiène ci wàllu électricité peut-être benn point lañ ci am en suspens mooy ngeen identifier kër yi nga xam ni soxla nañ branchement provisoire ci wàllu ndox également peut-être ñi nga xam ni ñu war def les extensions de réseau accordé ci pour mën a yeggale au moins les 20 kilomètres yi ñu engagé jël nañu engagement def réservoir chez le Khalif également ñu wax ci problème mu bouche d'incendie là également donc sapeur va nous édifier sur les 5 yoo xam ne nee nañ CHS ñu xool éventuellement s'il est possible de les faire ci gàmm gi su mënul peut-être ñu jël ci teel ci jël disposition et je pense que maire bi war na ci mën a contribuer comme ni ñu ko waxee pour cette année bii di ñëw. Bon ci wàllu hydraulique également camions yi dana doy 70 camions lañ ci prévoir danañ prévoir un dispositif de géolocalisation pour di leen suivre pour nous assurer que ñi ngi dem ñi ngi dikk di yóbbu ndox mi correctement ci kii là aussi ñuy remercier services yi nga xam ne yi comme ni nga ko defee woon daaw muy SDE OFOR Tigo Ageroute Eaux et Forêts kenn ku ci nekk contribuer ni ci pour ñu mën a am camions yu doy ci wàllu sécurité amuñ ci benn inquiétude aussi bien du côté de la police de la gendarmerie parce que kenn ku ci nekk dana yokk sa effectif également wuy si félicitation bi ngeen leen wax pour que ñu mën a sécuriser d'abord l'espace qui n'est pas marchand juste après le gàmmu et puis également ñu progressivement ñu mën a génne seen nit ñi foofu quelques jours après le gàmmu sapeurs-pompiers ensemble je pense qu'il y a pas de problème. ONAS c'est vrai malheureusement on a eu une demande qui n'est pas satisfaite peut-être qu'il faut ñu teel ci jóg pour que l'année prochaine qu'on puisse quand même avoir quelque chose ci notamment au niveau donc des vidoirs et peut-être pourquoi pas continuer l'accompagnement au niveau des toilettes publiques et le comité d'organisation. Ageroute également jël nañu engagement ñoom nee na li ñu wax yëpp danañ ko def donc là aussi je pense qu'il y aura pas de problème. La communication également daal li ñuy wax dal na suñu xel élevage commerce douane peut-être le problème c'est aujourd'hui le transport du bois de chauffe apparemment la ligne ne sera pas opérationnelle donc en provenance de Tamba donc ce qu'on va peut-être prévoir c'est des camions déjà on a 2 pour le moment plus on va vérifier ce que l'Ageroute et les autres partenaires peuvent nous donner et que parallèlement on vérifie le coût de la location éventuellement s'il faut loolu on pourra voir am naa yaakaar ne dinañ mën a trouver solution pour que au moins bu ñëpp contribuer juróom-ñaari camions yi dina mat su fekkente ne li ñu engagé matul man dina indi sama participation ci yeneen camions yi pour ñu mën ko mën leen yóbbul lu ngeen toggee seen ceeb parce que sinon dana compliqué donc ci wàllu environnement également il y a pas de problème ci wàllu cet gi aussi je pense que am nañ yaakaar daal que ni ma ko gisee par rapport ni ñu defee woon daaw problème yu bëri dinañ ko jël en charge ci wàllu chaises yi également donc DMTA dana joxe ay chaises gendarmerie dina ci yokk man dinaa ci yokk donc je pense que y aura peut-être peu d'inquiétude ci wàllu donc ci bâche yi également donc amuñu problème
On va vérifier avec la disponibilité des tentes au niveau de la DPC. Donc, dotation sécurité alimentaire également, les dispositions seront prises. AMO également, Madame la directrice de Guindi a pris les dispositions. Donc, finalement, donc, les sites d'hébergement également, il n'y aura pas de problème avec l'inspection de l'éducation et de la formation. La presse assurera une bonne couverture. Hamna Khalifa bi ma ko ne tout est bien qui finit bien tel que je le connais mu ni ma négal ba gàmmu gi passé nga door a apprécier ça c'est son caractère waaye ren dinaa ko wax li ma fi dund fa tabarakallahu mu di loo xam ni ñun moomuñu ko bu ñu xasee ba tudd yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jullit yëpp a ko bokk waxuma jullit yëpp a ko bokk mais croyant yëpp a ko bokk mu di bés boo xam ni nag ki ko sabab fii di Cheikh El Hadj Malick dafa waxoon ni bu bés ba jotee bu sañoon ku mu am di nga ko ci jàppale bu dee muqaddam bu dee ilimaan bu dee njaboot bu dee taalibe dafa bëgg ñépp jàppale ko ci mel ni loolu gannaawam njabootam gu tedd gi loolu la ñu taxawee maa ngi gis léegi ñu indi ay laissez-passer mais sababu laissez-passer lu ko indi ci kër gi en 1954 sëñ Babacar Sy kër soxna Marème Kunta la nekkoon mu soxla sëñ Cheikh Tidiane Sy wax ni na ko wuy si fekk ko foofu bi sëñ Cheikh ñëwee ci bunt bi armée française la fa fekk ñu bloqué ko ni du dugg ci kër gi ñu ne leen mais c'est le fils du calife ñu ni la France ne nous a parlé que du calife bloqué ko il a fallu l'intervention de Serigne Babacar Sy moo wàcc wax ak ñoom pour ñu bàyyi sëñ Cheikh ah sëñ Babacar wax ni nag xam naa ku fi yàlla bàyyi ba déwén ku nu mënoon a am ay carte daal ku nu ko gis ci yow xam ni war nga mën am accès loolu moo indi carte laissez-passer yi waaw ba léegi xaw na ëpp loxo waaw ndax bu gàmmu jotee ba nu ko daan séddale man sëñ Abdou man la daan jox loowu carte yépp ma ko daan séddale entre 54 55 56 ba 57 loolu moo ko indi waaye tabaarakallahu boobaak léegi itam yàlla ngi ciy def sutura ñu di ko sante waaye di leen ñaanal nag yéen kenn ku nekk yàlla sàmm ko yàlla aar ko yàlla musal ko yàlla taxawu ko ci biir taxawu ko ci biti lu ngeen def ngir jëmmu sayyiduna Muhammad yàlla fay leen am nañ ci yaakaar bu baax a baax ak ñu yéen a ko bokk nag yéene bi benn la tabaarakallahu alxalifa Serigne Mbaye Sy Mansour tabaarakallahu bu ma ko nettalee li ma fi gis dana ci bëgg fa tabaarakallahu ah xam naa li ci des nag mooy ñu ñaan Sidi Ahmed yow laa bëgg nga ñaanal nit ñi te yeewi leen ba rek beneen ndaje amaat asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. kon mbokk yi ci ndigalu sëriñ bi ñu ngi sàkk ku nekk jàng fatihatal kitaabi salaatal fatihi wala salaatu bu mu mën baax na ndax yëpp ci yonent bi lay dellu sallallahu alayhi wa sallam jàng ayatul kursi qul huwa allahu ahad qul a'udhu bi rabbil falaq qul a'udhu bi rabbin nas ñaan yàlla mu boole ñu nangul te bu ñu nangulee mu yëkkati ñaan gi toftal ko ci yéene ak bëgg-bëggu sëriñ bi ci li mu ñaan yàlla nangu
أعوذ بالله السميع العليم من السلطان القديم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعونك يا معين وبك نستعين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. بحرمة وببركة الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. ببركة بسم الله الرحمن الرحيم يا هو يا الله يا أحد يا صمد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم إنا نسألك العفو والعافية ومصاحبة ألطافك الخفية في جميع تقلباتنا وحركاتنا في السر والعلانية برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم احفظ ما خلقت وبارك فيما أعطيت ولا تهتك ما سترت ما لنا مراد سبحان من أقام العباد في النار. بحرمة اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم ودعوانا جميعا أن الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام علينا وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بجاه سيدنا ومولانا محمد رسول الله.